boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo sawa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nang nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa tëddal nang nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yung may yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii bi Mustafa ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ña daa jabar ak ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa sigil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka far jekki Mustafa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw da yaawat ña daawoote ña daawaate Mustafa ñi ngay woo nee nañu waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustafa ci waaw mbaa ci waaw boobu ak ziyaara boobu saaxibul fadila al cheikh Mouhamadul Muntaxa nu cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo tooge toogaayub cheikhul Xadim te mat ko sëkk ñuy ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba mottali naal yii mu naal nu ànd ko ak moom mu naal yeneen wa ma dalika ala llahi bi aziz di ci teg sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne buntu këru daarul xudus bii moo toogee jataayu cheikh Mouhamadul Moustapha te mat ko sëkk ak jëwriñam sëriñ Cheikh Mbacke Madina moom sëriñ Mbacke Madina ñu di leen ñaanal sun borom yàggal leen fi lool te wéral leen di ci teg nag njabootu sëriñ Touba gépp ak fuñ fi mën a ne ak nuñ ci mën a bokke tey nag ñoo ngi teew tey ci barab bii ci ndigalul sëriñ Abdourahman Mbacke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke mi nga xam ne moo toog a jataayub sëriñ Cheikh ñu di ko ñaanal li ñu ñaanal kilifaam yépp mooy suñ borom sàmm ko aar ko wéral ko yàggal ko fi lool ba li nga xam ne yéene na ko ci naal yi nga xam ne ay waajuram ak i magam ñoo ko fi bàyyi woon mu àggale ko te ànd kook rakkam yépp ak doomam yépp ak taalibe yépp loolu suñ borom mën na ko yàlla na ko def mbokk yi tey jii di juróom-ñaari fan ci mois d'août 2021 ci ndaje mi nu dajale tey moo xam ne kenn ci nun umpaliwu ko ci soloom ak njariñam ndax bi yàlla dogalee bi yàlla bindee doomu aadama te xàllu yoon joxoñ ko yoon wu jub wi mu bëgg mu jaar ci dafa yónni ay yonent wax leen ñu gindi nit ñi leeral seeni xol leeral seeni xel ba ñu mën a xam fi ñuy teg seen tànk mission boobu nag nit yàlla yi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw yonent bi yépp mission boobu la ñu doon mottali loolu moo waral a cheikh
ahmaduna cheikh ahmadul xadim radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi. xam-xam ak jàng ak dindi nit ci kumpa fexe ba mu doon nit ku jub ku am xam-xam jaraloon na ko lu ne. def na ci lu nekk it ci école am muy ko école cheikhul xadim mën nañ ci lim ñu baree bari ñoo xam ne ci la ñu génne ñooña itam am ñu bare ñoo xam ne ci seeni école la ñu génne ba mu agsi ci cheikh ahmadou Mbacké mi nga xam ne moom cheikh Mouhamadoul Moustapha teel naa yeewu lool teel a xam lool njariñ li xam-xam am ci nit mu taxaw temb nag ci nit ñi dañ kumpa waaye itam am luñ jàpp. mu tàmbali ko bu yàgg liggéey ci liggéey bu rëy boo xam ne kenn nattabliwu ko réew mi nattabliwu ko àdduna nattabliwu ko yoonu murit tamit mënu koo nattable ndax dafa fés. loolu nag tax njabootam gi mu fi bàyyi li dale ci sëriñ Mbàkke Mouhamed mi ko njëkk a wuutu ak sëriñ Abdul Fatah ma ca topp kenn ku nekk ci ñoom la doon sa yitte mooy sëriñ Cheikh lii mu bàyyi mu di aw naal muy fexe ba nit ñi dañu réer kenn ku nekk def ci sa kéemtalaay kattan. sëriñ Mbàkke Mouhamed kenn ku nekk xam na ne lycée bee ca njaareem bi fi sëriñ Cheikh jógee ci 1981 82 la ko teg sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ak sëriñ Mbàkke Madina ñoo teg ci woon xeer wa loolu lépp yokku jéegoy sëriñ Cheikh ak mottaliw naalam rek moo taxoon. sëriñ Abdul Fatah itam ca loolee la rek la nekkoon ca gannaaw magam ja ndax lycée boobu bañ ko taxawalee fédération bi nga xam ne moo doon sayti njàng mi sëriñ Abdul Fatah dafa daal di instaurer li ñuy wax solidarité mooy ay reçu yoo xam ne ku bokk ci fédération bi da nga koy jënd te suñ ko jëndee duñ ko jëmale fenn fu dul ci école yi. bi mu fi daataan jóge nag moom sëriñ Abdul Fatah mu taxawal fondation boo xam ne fondation Gaynde Fatma lañ ko tuddee ànd ci ak njabootuk sëriñ Cheikh Mbacke gépp kenn desul. bi ko yàlla noppalee nag te teg fi sëriñ Abdourahmane ñii nga xam ne yàgg naa wax ne fii ma toog de yaakaaru ma woon ne dinaa fi toog ndax man damaa jàppoon ne damay toppe rek te loolu ku ko xam da nga xam loolu ci moom. bi mu fi jógee sëriñ Abdourahmane nag fas yéene naal yooyu nga xam ne moom la sëriñ Cheikh naaloon te muy loo xam ne sumbi sëriñ Touba la woon te muy loo xam ne naali yonent bi la woon muy lu suñ borom digle mu taxaw moom njaboot gi mu njabootu sëriñ Cheikh gi nga xam ne ñoom la jiite ak jullit yëpp ak taalibe yëpp fexe ba naal yooyu ñu def ci seen kéemtalaay kattan. loolu moo waral ñu woote bis bi tey fondation boobu nag moo am yéeney tabax fii ci tookër bii lycée boo xam ne bu dëppook jamono la boo xam ne lépp loo xam ne moom la ñuy soxla ci wàllu xam-xam ak ci wàllu nekkin ci wàllu lépp rek bu ñu ñëwee danañ ko fi fekk. kon loolu mooy bis bi sëriñ Abdou nag bi bis bi jotee ni mu war a def na ko mooy yëgal ñëpp ne ku bokk ci yoon wi ku bokk ci diine gi ku nekk ci réew mi mu yëgal la ne lii may woote maag yow ñoo ci bekk benn gis-gis ñoo ci war a bokk benn gis-gis ñoo ci war a bokk benn taxawaay ndax sëriñ Cheikh mi ko taxawaloon moom kenn ku nekk dalaa jàppe woon ne boppam kon mbokk yëpp mu yëgal leen ko waaye mbokk yëpp nag ñëw nañ ñëpp wuy si nañ ko ndax kenn desu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Permettez-moi de transmettre le mot de l'administrateur de la Fondation Gaïndé Fatma. Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le représentant du maire de Touba, Monsieur le président de la Fondation Gaïndé Fatma, Khalife de la famille Cheikh Ahmed Mbacké, Serigne Abdourahmane Mbacké, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La Fondation Gaïndé Fatma s'honore de votre présence aujourd'hui dans ce site symbolique pour la cérémonie de la pose de la première pierre du Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké et sous la bénédiction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Yal na fi yàgg te wér. Oui, ce lieu est symbolique. Il est hautement symbolique car il fait l'objet d'une disposition testamentaire de la dernière volonté de Cheikh Ahmed Mbacké Gaïndé Fatma. La Fondation Gaïndé Fatma, que j'ai l'insigne honneur de diriger avec les conseils avisés de Serigne Abdourahmane Mbacké, a été créée en 2010 par les membres de la famille sous l'égide de feu Serigne Abdou Fatah Mbacké, rahmatullahi alayhi. L'objectif de la Fondation, qui a été reconnu d'utilité publique par le décret numéro 2010-92 du 26 janvier 2010, est de faire perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmed Mbacké dans les domaines éducatifs, économiques et sociaux. C'est dire que la mission est titanesque. En effet, Serigne Cheikh Ahmed Mbacké était un homme d'une dimension exceptionnelle et dont toute la philosophie était articulée autour de l'humanisme et de la promotion de la dignité humaine par le travail et par l'éducation. Il était d'une générosité légendaire. Sa vie durant, il ne cessait de venir en aide et d'assister les personnes, quelles qu'elles fussent leur origine ou leur appartenance religieuse et sociale. Très tôt, il avait beaucoup investi dans l'éducation pour combattre l'ignorance et l'obscurantisme. Dans les années 60, il avait fondé la première école arabe de Diourbel, l'ancêtre des écoles franco-arabes actuelles, dite école Serigne Cheikh. Cet établissement cinquantenaire a formé des milliers de cadres devenus professeurs d'université, ingénieurs, administrateurs civils, ambassadeurs, médecins, notaires, etc. Mais également dans les années 70, il construisit sur fonds propres plus de 250 écoles à travers le pays et soutint et aida
des jeunes étudiants pour aller poursuivre leurs études à l'extérieur, notamment au Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Égypte, mais aussi en France. Par ailleurs, il serait fastidieux de citer ici ces nombreuses réalisations économiques dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Voilà un visionnaire qui avait fait un pari sur l'homme, considéré comme le principal acteur de développement. Certes, sa famille lui doit beaucoup, sa famille lui doit tout, mais les Sénégalais aussi lui doivent beaucoup. C'est sans doute ce que le président Abdoulaye Wade avait compris en facilitant l'existence juridique de cette fondation et en lui attribuant un terrain d'une superficie de plus de 3000 m². Mais nous sommes légitimement fondés à espérer que son successeur, le président Macky Sall, en fera autant ou même plus. Tout comme nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour apporter leur prière à l'édifice et contribuer à la réussite de cette fondation qui est la leur. Je ne saurais clôturer mes propos sans rendre un vibrant hommage et adresser mes vifs remerciements à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général Koul Mouride, pour sa contribution subséquente à la réalisation de ce projet. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde une longue vie ainsi qu'une très bonne santé. Yàlla na fi yàgg te wér. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.